une heure di benn waxtu jot ca Kenn ak ca Mbayeen nekk ca Pout ñu liggéey yéen ci xibaar yi. li ci gën a fës ñoo lanku ñu dajeek njiitu réew mi maître Alioune Badara Cissé moo ko xamle médiateur de la république di sàkku ci njiitu réew mi président Macky Sall mu dal leen ngir tension courant bi wàcc ci réew mi maître Alioune Badara Cissé doonoon tey gànn ko grand jury dina dem du dem dina wuy ji dara leerul ci teew Pape Massata Diack mi nu war a atti suba ca Paris moom ak papaam Lamine Diack ci coowal ger ga am ca I2AF avocat Pape Massata Diack maître Moussa Sarr ne leen rek moo ko leer mooy ni moom dina teew ci boobu atte ay yëngal nar a amati ci njàng ni waa G7 ak waa G20 fas yéene soobu ci grève lu ko dalee semaine bi waxal ba njiitu conseil du dialogue social Innocence Ntap Ndiaye di woote dal ab ndaje sax war naa am alxamis diggante nguur geek jàngalekat yi xibaaru tàggat yaram football juróomeelu journée bu Ligue 1 di jeex tey ji ak match bu ñuy xaar mu nar a dox nag diggante AS Pikine ak Génération Foot mu nekk li gën a fas ci xibaar yi ne suñu leen ci ay faram-fàcce Ablaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi dañ koy door ak mbirum courant bi jur coow jamono ji gannaaw bi ñu yokkee njëg li kuréel gi di ñoo lank taxaw lank te carré ne du ñu nangu yokk courant boobu ki nga xam te ne nag mooy médiateur de la république moom bëgg njiitu réew mi dalal njiit yu ñoo lank su ko defee ñu xool daal naka la ñuy waxtaanee bu juboo am seen diggante ñi nga xam te ne nag ñooy waa ñoo lank nee nañ ñu noppi nañu ngi dajeek njiitu réew mi waxtaan ak moom ci mbir mi buñ sukkandikoo ci maître Alioune Badara Cissé moom nag ci geneen wàll muy naqaru ni ñu dàqe Sori Kaba ne woon fi directeur des Sénégalais de l'extérieur gannaaw nag bi mu àddu woon ci coowal nag ñetteelu mandat bu président Macky Sall maître Alioune Badara Cissé doonoon tey gànnuk Babacar Fall ci grand jury daañu si dellu si ci kanam tuuti lay laata loolu ñu wax ci atte bi war a am suba ca Paris muy atte Lamine Diack ak doomu Pape Massata Diack ñoom nag ñu leen di toppee mbirum guerre ci kuréel gi ngànk athlétisme ci àdduna bi di I2AF seen ma atte suba lay dox ci kanam 32e chambre correctionnelle bu tribunal bu Paris ñoo nar ko wéyal nag ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi mbir moomu nag laaj bi mooy ndax Pape Massata Diack mi nga xam te ne boobu ba léegi dafa bañ wuy ji yoon bu France ndax bi yoon dina dem teew ci atte boobu kenn ci avocat di maître Moussa Sarr ne amugu ci dara lu ci leer lu wër te wóor mooy moom tey jii dina fi bawoo ngir dem ca Paris wane nag ne client li ñu koy toppee dara amu ci ñu déglu ko moom avocat bi di maître Moussa Sarr. li ma xam daal moo di ne jox nañ ma ndigal yónni nañ ma en tant que ndaw man avocat la pour ma dem taxaw Paris ci layo bi commencé altine bi le 13 di jeex incha allah le 23 te mandat boobu jox nañ ma ko depuis ay weer donc ci loolu laa nekk di waaj incha allah pour dem tugal. mais maître Pape Massata Diack fu mu nekk jamono ji ndax mi ngi wàcc pour dem Paris ci procès bi wala boog fenn la demoon. non xaw ma fu mu nekk de wax dëgg fa yàlla parce que fi muy dem ak fi mu dul dem loolu du suma cër man daal suma cër moo di ne jox nañ ma sañ-sañ depuis ay weer ne naa dem tugal pour défendre incha allahu rabbi fas yéene naa tey ci timis dem tugal bu neexee sunu borom maintenant moom na mu nekk ak na mu nekkee loolu du suma cër aw ma len lu ma ciy wax ndax xamuma ci lu bari su ma warugar daal mooy dem tugal layool ko maintenant bu altine nag jotee ba layoo bi commencé soo ma laajee ci question bi nga ma laaj nii dina la ci mën a jox tontu ndax su boobaa danaa ci am lu ma leer du dëgg li ma xam daal dañ dem tugal incha allahu rabbi layoo foofu pour wane ne juridiction française yi amuñu benn sañ-sañu atte Papa Massata Diack ndax seen yoon newu ca du seen cër waaye ñoom bu ñu jàppee ni seen cër la itamit ba dañ ko war a atte danañu won juridiction française yi ne Papa Massata Diack deful benn ñaawteef buñ ko war a toppee li ci des nag ñu bàyyi suñu bopp yàlla lu mu dogal ñu nangu ko waaye am nañ ci njort bu rafet ne yàlla mën nañu cee bette xiiwal. mu nekkoon maître Moussa Sarr di kenn ci avocat yi layel Pape Massata Diack ñu fàttali ne moom Pape Massata Diack yoon bu France dafa lancé woon mandat d'arrêt jëm ci moom ci mbir moom yoon bu Sénégal tamit jot nañ ko ci déglu doyen des juges déglu ko ci coow loolu papam di Lamine Diack moom boobu ba léegi ma nga ca France mënul dem mënul dikk résidence surveillée foofu ca Paris la nekk moom mi fi jiite woon nag kuréel gi ngànk wàllu athlétisme ci àdduna bi liñ koy toppee di wàllum guerre nag noonu tamit wàllum luubal loolu Lamine Diack nag ñu fàttali ne dafa na nag gëmoon bëtam ci ay cas dopage yu amoon ñeel ay athlètes yu réewum Russie des ba léegi ci wàllum yoon ak nag li nga xamante ne léegi ku siif jigéen ni jàpp ne ku faat bakkan lañ koy méngaleel loi bi nag bërki dem président Macky Sall daal di koy xaatim ñi nga xamante ne ñoo yor yitte wàllu njàng jigéen ñi ca diwaanu Njaareem di koy rafetlu bu baax a baax ñoom nag nee nañu daal dina tax ba jigéen yi daañu mën a jàng ak si teen yu bakken kenn du leen di sàkku ak yeneen leeraleeg Babacar Diouf. comité national bi nga xam ne mooy saytu jàng ak jàngale ci nga xam ne ñoo jëm ci xale yu jigéen yi
rafet na lu na loi bi nga xamante ni moom lañ woote jëmale ko ci mitital yi ñuy def xale yu jigéen yi di leen sàkku présidente bi di Awa Sène Diop moo ko xamle bi ñuy def li nga xamante ni moom mooy journée de l'excellence ci diwaanu Bambey. dañ fi nekk pour protéger xale yu jigéen yi non seulement xale yu jigéen yi jàng sax mais même jigéen yi nga xamante ni dañoo nekk ci quartier yi donc ku nekk xam na ni jigéen mooy fondement société mooy socle développement te jigéen moo jur ñëpp mooy yaay donc di ko teg ay métit di ko violer di ko rey dafa jaaduwul xañ ko àqam ak yelleefam la donc loolu loi boobu ñu voté moom vraiment d'accord naa ci te ñun waas ko fii nañ taxaw takku ànd ak ku ñu war a tax àndal pour xeex loolu. mbir mi nag ki nga xamante ni moo di inspecteur départemental de l'éducation rafetlu na ko lool ndaxte ñoo nga xam ne mooy jigéen ñi di jàngale li ñu doon waxtaanee mooy jëm ci wàllu bindu xale yi bu ñu juddoo ci état civil. dafa doon loo xam dafa xaw a doy yaram doon tiis sax nga gis xale boo xam ni jàng na ci école lu mat ay juróom-benni at wala lu ko ëpp sax war a def examen ñu ni ko doo def lu tax amuloo pièce d'état civil tout simplement loolu day doon loo xam ne vraiment lu fi war a jug la. te li ko fiy jëlee lu simple la du dara lu dul xale bi juddu ñu dem bindu ko. ministre conseiller bi nga xamante ni teewoon na ko di Mor Ngom profité na ci may ab ordinateur bu bees ki nga xamante ni mooy élève bi gën a ràññeeku te doon jigéen ci série scientifique yi. Diourbel RFM Babacar Diouf. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu ngi leen ko doon wax ci suñu xibaar yi ñu wees mu jëm nag ci mareyeur yi nga xam te ne dañoo fas yéene grève lu ko dalee àllarba bi grève ñetti fan loolu nag ngir nguur gi xoolaat seen nekkin grève boobu nag lu ñëpp ci ànd am na benn pàcc ci mareyeur yi ñi nga xam te ne ñoo ànd ak Thierno Mbeng ñoom d'accorduñ ci grève boobu ndaxte nee na gis ñu lu ko fi jar ndax jamono ji ñi ngi waxtaan ak nguur gi ba nag mi ngi ci tànku saafara seen i tawat ñu xam ne ñu mel ci ndaje bu ñu doon amal ca Kayar ci teewaay Cheikh Anta Diop. ñenn ci ay mareyeur di sàkku nag amal ab gerew fukki fan ak juróom ci weeru janvier bii di ñëw waaye ci geneen wet gi de mareyeur yu bokk ci kuréel gi Thierno Mbeng boot nee nañ ñoom duñu ci bokk tey duñu ci bokk ëllëg te gerew boobee amul benn njariñ ñu ngi dikkoon nag fii ci Kayar àndoon ak délégation bu takku. loolu ay wax la rek ndax acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi di liggéey mosuñoo wax dañuy geraw geraw bi xam dañ koy wax moom mareyeur yi ak pêcheurs yi kenn gerewu ci métier nag léegi dafay yàqu-yàqu boo xam tey comme neex woo télévision ñëw ni damay def nangam mais acteurs yi xam ñooy liggéey gerewuñ tey gerewuñ ëllëg naam nag am na loo xam ne rëq na ci suñu liggéey muy pont bi nga xam ne tey mooy pont ancien yi nga xam ne ci lañ jaar camion frigo yi muy délestage bi nga xam ne dañ koy def oto bu ëppalee ñun dañ koy wàññi loolu métti na trop parce que jën soo ko wàññee ci àll bi amoo foo koy def ndax amul glace amul chambre froide loolu métti na trop ñuy félicité baax la ministre Omar Youm ministre transport état bi ñu ngi wax ak ñun su waxtaan amee solution dina am. mareyeur yeeg nappkat yi ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu napp gi dikkoon nañu ci usine bi nga xamante ne moom mooy coppar ñi jën yi def ko farine wala dawlinu jën doon xool usine bi nga xamante ne moom la ñu samp fii ci Kayar. su jën amee parfois day wàcc dem ba ay 500 francs wala ñu di ko tuur wala muy xajal nit ñi loolu dafay jóg parce que tey Barna bi pare na pour lépp lu xam ne dañ ko war a tuural ci jën ñu indi ko Barna liggéey ko fi bi ma waxtaanee nag ak mareyeur yi ak pêcheurs yi sama papa Abdoulaye Diop ngi nii taxaw mareyeur yaa ngi ñuy taxaw ñoom ñëpp dañoo rafetlu usine bi ni bëgg nañ usine bi. mareyeur yeeg nappkat yi nee nañ usine bi de bu tàkkee njëriñ la ci waa Kayar te nag dina tax ne ndaw ñu bëri daañu mën a amum xëy. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop bu ñu jógee Kayar dañuy dem ba Dia nekk ca diwaanu Saloum foofu nag coow laa ngi woy ba léegi jëm ci suuf suñu joxe usine bi di liggéey xorom di Salin du Sine Saloum dem sax ñi nga xam te ne ñu askan wa dañoo bëggoon a amal ab toogaanu doxum ñaxtu waaye sous-préfet bu Ngoj da leen ko tere teewul nag nee nañ xeex bi dañ koy wul ba léegi jigéen ñi nga xam te ne ñooy jigéen ñi di sax neen ñoom bu ñu moywul ni jigéen ñu ndeeri lañ nar a def daal di taal seen boppam dañ ci déglu ñenn ci kilifteefu kuréel gi ëmb waa Dia Ousseynou Badiane ak Khady Ndiaye ci micro yi Xayma Jàmme. li ñu ci bett nag mooy dañoo toog 36 heures après bi ñu joxee autorisation bi préfet ci jëmmi boppam woot ma ne marché bi ñu leen waxoon dañ koy annulé ci lan la ko teg nee na comme cour suprême arrêté woon na annulé 845 hectares yi commune bi délibéré woon léegi jaratul ñuy marché ñun comme dañ ñoo yar respecté nañ suñu réew respecté loi bi ñu jox ko cëram nangul ko point de presse bi ñoom dañ ko doon jéem a bañ ñun nag xam nañ suñuy droit lii ñuy bañ nag dañuy bugg di wéy di ko bañ dañuy wax commune bi ne ko
maire bi ci jëmi boppam ne ko moom ak ay conseillers ak chef de village yi mu àndal nit du lekk yàpp bu ñorut ñun dañoo bokk ndey bokk baay bu leen tubaab bi jëral seen dignité bu leen tubaab bi jëral seen dignité. suñu tan bii nag daf ñoo jaral même bu ko góor ñi d'accordoon ñun jigéen ñuy def ba jeex gis nga talaatay ndeer dañ ko bëgg a déclarer fii ci tan bi ndax daf ko jar mooy lan dañuy bëgg a ñàkk jëriñu laajuñu président dara président mosu ñoo gis ñun jigéeni gox bi ñu ñaxtu te jigéen ñaa ngi ñaxtu fu ñu toll di laaj luñ am luñ mënut ñun nag suñu ñàkk lañ bëgg a jëriñoo kon président yow lay wax nga xool nga dimbale jigéen ñi nga xool tan bii nga bàyyi ñu ko même boo ko xañoon góor ñi sax nga joxal ma ko jigéen ñi ñun lii mooy li nga xam ne moo ñu ñor xamu nag. mu nekkoon Khady Ndiaye ak Ousseynou Badiane doon wax ci turu askanu di yi bañ nag usine xorom bi di Salin du Sahel suuf suñ leen fa jox man nga doon wax ci ndoxtalu xibaar yi mu jëm ci kàddu médiateur de la République ne nag ñi nga xam te ne ñooy waa ñoo lànk ñoom noppi nañu ngi dajeek njiitu réew mi waxtaan ak moom ci seen tawat ci ñu wàññi courant bi muy sàkku ci njiitu réew mu daal di leen di dalal ci geneen wàll moom maître Alioune Badara Cissé naqaru nag dàq gi ñu dàq Sori Kaba ne woon fi directeur des Sénégal de l'extérieur gannaaw ba mu àddu woon ci coowal ñetteelu mandat bu président Macky Sall Alioune Badara Cissé doon tey ganuk Babacar Fall ci seen émission Grand Jury Barthélémy Ngom. donte sax ñi ngi xeex ngir ñu wàññi njëgu courant bi collectif bi di ñoo lànk ñoo bañuñu benn yoon dajeeg njiitu réew mi waxtaan su ko defee ñu am ci saafara mu dip xibaar ba nga xamante ni kii di médiateur de la République maître Alioune Badara Cissé moom moo ko wax gannaaw ba mu dalalee njiital collectif boobule di ñoo lànk ñoo bañ. ils ont d'ailleurs offert. ginnaaw bu ñu ma waxee ni ñoom ba tey ñoo lànk ñoo bañ laaj naa leen ndax su fekkee ne njiitu réew mi bëgg na leen dalal di ngeen ko nangu ñu ne ma waaw ñoom nangu nañu ndax ay citoyen lañu loolu nag bokk na ci li ma bind jébal ko njiitu réew mi te ñoom ay ndaw lañu yoo xamante ne seen i at sorewul lool ak njiitu réew mi gisuma lan moo mën a tere njiitu réew dalal kenn koo xamante ne ci réewam la bokk ñi ñëwoon nag seet si ma bi ma leen laajee loolu ñoom teg ñu ci baat loolu nag boole naa ko ci bataaxal bi ma jébal jiitu réew sur la lettre que j'ai adressée au chef de l'État. lu ñeel coow li wundu ñetteelu mandaawu njiitu réew mi moom mi nga xamante ni bokk na ci ñi sos APR dafa jàpp ne Macky Sall mu doon na lijjante mbir mi neneen. une seule adresse aurait suffi. yëkkati kaddu benn yoon dina doy su ma nekkoon moom duma dem ba yegg ci jël ay daan teg ko ci ndodu nit ci comité directeur bi laa yëkkati kaddu wax ñi nga xamante ni mën nañoo taxawu Sénégal jàppale ma ci yoon bi nga xamante ne ci laa nekk ñu xam ni coow yi nga xamante ne amuñu solo waruñ ci bokk suñu bëggee ñu des su fekkee ne ñoom loolu doy leen ñu dem seen yoon ndax bëgguma ay àndandoo yi ni mel Sénégal tamit bëgg ko kon jeex na. leen wàll nag moom Alioune Badara Cissé ne àndul benn yoon ci dàq gi ñu dàq kii ji Sori Kaba nekkoon fi directeur des Sénégalais de l'extérieur gannaaw ba mu waxee ne Macky Sall mi ngi ci ñaareelu mandaawam. mukk du ma def li ni mel ndax ay ndaw yoo xamante ni am nañu talent te seen taxawaay am na solo Sori Kaba ku am xel la fekkoon ne man la dam koy wax ni Kaba arrêté li ngay wax man fal nañ ma xam nañ ni lan laa war a def woo naa leen ngeen jàppale ma tabax réew mi kon bugguma nga bokk ci caw yooyu moom sax jot naa waxtaan ak moom ci ginnaaw ëllëg sur le lendemain de son éviction. ci génne médiateur de la République daal di jeexal kàddoom ne bu mandaawam jeexee ci poste bi mu nekk dana dellu dugaat ci direction bu APR ba tax na nag muy sàkku ci Macky Sall ngir mu amal ay retrouvailles ak Idrissa Seck waaye it amal ay retrouvailles ak kii di Moustapha Diakhaté nga xam ne fan yi daanaka dafa mel ni neexoowuñu. Barthélémy Ngom seen émission Grand Jury ak Babacar Fall ngeen mën ko dégluwaatee ji ci guddi bu 10h ci guddi jotee maanaam 22h 1h tegal fukki minutes ak ñett ca lycée Blaise Diagne ak lycée Lamine Gueye. ak RFM kumpa jeex na. dañuy wax lu soxal wàllu njàng mi ak acte yu tukkee ci waa G7 di kuréel gi ëmb syndicat jàngalekat yu ëpp doole ci réew mi naka noonu tam waa G20 ku ci nekk nag ñoom ñu fas yéene nag tàmbali delloo buum ca mboy ga di yëngu-yëngal loolu sax lu ko dalee ci ay bis bi ñu dëkk ma la tax nag ba ki nga xam te ni mooy Innocence Ntap Ndiaye njiitu au conseil du dialogue social di leen di wax ñu wéyal waxtaan yeeg nguur gi moom sax xam na ne ministre fonction publique Mariama Sarr dina daje ak syndicat jàngalekat yi ci alxamis bi di ñu déglu Innocence Ntap Ndiaye. ñoom dañu gis ni mise en œuvre bi maanaam gouvernement bi dafa xaw a yéex ci nu muy exécuter point d'accord yi léegi ci mois de novembre bi passé monsieur le ministre comme période boobu day xaw a chargé surtout ak fin d'année bi dafa waxtaan ak ñoom pour seet naka lay woote réunion mois de janvier maanaam ci weer bi ñu nekk mais daanaka joxeegul bés bi man sam bopp maa ngi waxtaan ak moom pour seet kan lañ ko mën a def waaye yàlla def na ñoom déposé nañ seen préavis ba pare ministre fonction publique woote na le
le 16 bii fukki fan ak juróom-benn ci bureau pour syndicat yi ñu mun a ñëw ba boole ci plateforme bu syndicat des inspecteurs inspectrices et inspecteurs de l'enseignement yaakaar naa ni man kat ci waxtaan rek laa leen mën a woo waaye tamit ñoom dañuy am seen autonomie am seen ay structure ba yëg naa ni fas yéene nañ def ay marche mais ci ni ma gisee bu ñu àndee ak dal def réunion boobu fukki fan ak juróom-benn ba xam fu gouvernement bi toll ci mise en œuvre accords yi dinañ mën a apprécier niveau d'exécution bi parce que depuis dernière jotaay bi ak bu fukki fan ak juróom-benn mbir yi nar na mën a avancer finance mën na avancer habitat mën na avancer yeneen ministère yoo xam ne nekk nañ responsable pour mise en œuvre yenn ponk yi mën nañ ci avancer mais réunion jeudi bi moo ñu koy mën a wax. mu nekkoon Innocence Ntap Ndiaye jiite kuréel gii di Haut Conseil du dialogue social dox tànku jàmm ci réew mi ñu fàttali ne nag waa J20 di mbootaay gomba lépp ñaar fukki jàngalekat ñoom nag gannaaw suba ci talaata ji le 14 daañu amal débrayage ñii di waa G7 nag di juróom-ñaari syndicat yëpp doole ñoom nag daañu amal débrayage ñaar fukki fan ak ñaar le 22 janvier ñu amal débrayage ci ëllëg sa di ñaar fukki fan ak ñett ñu amal grève buñ ci noppee ca bés ba tamit ci ngoon gi ñu amal doxub ñaxtu place de la nation dem ba rond-point RTS des ba léegi ci njàng mi ak lycée boo xam te ne dara am fa muy lycée bu Kenya nekk ci diwaanu Ziguinchor lycée boo xam ne biñ ko taxawalee sax yàggul amul matériel amul table bon amul tamit ñu doy waaye nag ak ndimbal daal dinañ koy jot jëm nag ci wàllum ay photocopieuse waaye tamit matériel bureau Lamine Ba. lycée bi tur bi rek moo fa nekk. proviseur bu lycée bu Kenya mu nga yëkkati ay kaddu di wone jafe-jafe nga xam nag lycée bi muy jiite mu ngi koy jànkonteel jamono ji te mu nekk ci biir commune bu Ziguinchor daanaka lycée bu Kenya néewle na ci li jëm ci wàllu ay équipement di ay salle de classe ba sax ci ay jàngalekat. Khalifa Badji yeneen école ñoo ñu abrité ñoo ñu abal fu ñu mën a nekk mën a commencer créer lycée kayit rek la ñu jox te lu ci des daal il faut ñu taxawal ko ñu jëmmal ko te su boobaa ñu def nañu gox-goxaan yëpp pour mën a am weñ table banc yi nga xam ne dañ leen defar ñëw ñu abal ñu salle yoo xam ne il faut ñu defar leen presque lu bëri si suñu inscription fa la def te fu ñu tonni moom dëgg bu ñu jàppaloolee daal fii ak fin d'année moom dina cuur. ngir jàppale ko ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la nekk di jànkuwanteel kii di directeur de la prévision des statistiques agricoles jot naa yëkkati ay jumtukaay li mel ni ay photocopieuse ak immobilier de bureau jagleel koko docteur Ibrahima Mendy ne ndimbal la indi ngir ñëw wuyu si wàllu wi nga xam ne ak proviseur bi moo ngi koy woote. bu ma demee ba xam ne am na fi lycée bu bees te lu bees lu nekk buy commencé day métti ma jël sama engagement ñëw appuyer lycée bi appuyer proviseur bi appuyer parents d'élèves yi appuyer élèves yi seen bopp donc appui bi pour man dafa war a nekk matériel boo xam ne daf leen di faciliter liggéey bi et je pense que photocopie ay exercice photocopie ay devoir photocopie ay examen dafa doon lu am solo ci école. mu doon ab geste bi nga xam ne nag administration bu lycée bu Kenya mu ngi koy rafetlu bu baax a baax. vraiment ndimbale bu ñu apprécier à sa juste valeur. donte sax na ndimbal bi ñëw na waaye jafe-jafe yi nga xam ne lycée bu Kenya mu ngi koy jànkonteel gën naa tar ba léegi ba tax na proviseur bi di feddali ba léegi ay kàddoom ngir ñaax cadre yi nekk ci région bi ñëw jàppale ko ba nga xam ne établissement bi njàng mi nañ ko fa mën a amal na mu waree. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine Ba des ba léegi ci njàng mi ak njàngaleem làkk réew mi di alphabétisation lu toll nag ci téeméer ak ñaar fukk ak ñetti dëkk-dëkkaan yu nekk ci diwaanu Fatick ñoom nag daañu fa tabax ay école mu aju nag ci Palam 2 di programme bi nga xam te ne dafa taxaw ngi daal di soqali njàngum làkk réew mi naka nañu tamit fexe njàngale métier yi daal di jëm ci kanam ci réew mi Palam 2 ñu doon ko nag lancé ca diwaanu Fatick teewoon na fi Aminata Goudiaby 13 milliards de francs CFA nag la nguuru Sénégal ak Banque islamique de développement dajale ngir doxal programme bu ni mel ci Fatick nag 121 villages lañ fi tànn ngir amalee ko fa Seynabou Gueye moom mooy gouverneur bu région bu Fatick. kon yaakaar naa ni loolu yëpp buñ ko defee pour jàppale askan wi pour xeex ndóol defe naa mën nañu am situation boo xamante ni dina gën tey jii fii ñu déparé bu dee village yi mën naa toll na ci téeméer ak ñaar fukk ak benn. programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté ñoom li ñu bëgg rek mooy fexe ba déperdition scolaire amati moo tax nag ñu ni fas yéene nañoo tabax 150 écoles communautaires de base yoo xam ni daañu ko amal ci ñetti régions yi nga xam ni fa lañ fas yéene doxal programme bi mu di Thiès Fatick ak Kaolack Mame Ngor Diouf moom mooy secrétaire général bu ministère de la femme de la famille du genre et de la protection
protection de l'enfant. te boo jëlee programme bi yëpp ci ñetti gox Fatick Thiès ak Kaolack tànn nañ ci ñetti téeméeri village maanaam ay dëkk ak i dëkkaat mais Fatick am na ci téeméer ak ñaar fukk ak benn gën ngaa ndaw te ñooñ dañ leen tànn ci ay xarala yu leer ak ay critères yu tegu ci yoon ndax gëstu lañ defoon ba xool village yi nga xam ne ñoo gën a ndóol wala ñoo xam ne nii jàng bi deewul noonu wala moyen deewul noonu. ay junni xale nag daañu leen dugal ci école yooyu lee daañu ci beral loxo jigéen ñi. Khady Fall Ndiaye moom muy directrice su Palam. Ça va être 6000 enfants qui seront enrôlés dans 150 écoles communautaires de base. 65% de filles doivent être enrôlées. donc dafa am plateforme régionale départementale locale bénéficiaires yi lépp lu ñuy def dañuy ñëw fii ci plateforme bi toog waxtaane ko. ci région bu Fatick nag séddale nañu 24 motos volontaires yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene liggéey ci programme boobu ci namu mooy jàppale leen ba seen liggéey du metti. Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby dem ba diwaanu ndax rawatina ca dëkk bi di Thillé Boubacar askan wa nag ñu bëgg mooy soqali seen dëkk ba te am nañ ci yaakaar gannaaw bi nga xam te ne am na sax benn daral boo xam te ne daal na koy fay def te nag at mu nekk daanaka alxamis bu nekk lu ëpp lu jege milliard dina fay génn ci wàllu njënd ak njaay ci gàtt ñoom tamit bëgg nañu gendarmerie naka noonu tam ay usine foofule ca dëkk bi di Thillé Boubacar Mohamed Namisila. li ñu xal tekk ci yoonub mbay ful ko ci wàllub ceeb bi toll ci téeméer ak juróom fukki hectare montin bërëb bile lu ëpp juróom benn téeméer mi ngi fii askan wi di xaar nguur ngi gën ci def ay jéego Mamadou Ba yokk ci bërëb bile am na ay potentialité yu am solo ci wàllub jaba bi ci bërëb bi. Thillé ak nu mu ree yëpp musul am aménagement structurant musul am grand aménagement. ndox mi day daje fenn planage amul at mu ne il faut nga dellu si ci liggéey bi loolu nag posé problème ci leen malgré tout mu ngi béy environ téeméeri ak fanweeri hectare lay béy fan léegi waaye nag dese na lu juróom benn téeméer hectare 600 hectares yi des yi nga xam ne ñu ngi nekk pour ñu béy leen. daanaka lu mot milliard ci suñuy xaalis benn alxamis bu ne ñu ko fiy jaay wala di ko fi jënd mu doon lu am njëriñ ci wàllu mbay mi càmm gi ak lu ni mel. mais jeudi bu ne lu fi gën dina ëpp milliard waxuma la nag yi rek amul fu ñu dul jóge. ñu ngi jógee Mauritanie ñu ngi jógee Mali ak Sénégal waxuma la nag yi sax. nag jur yëpp lañ fi jaay fas gëléem lépp la ñuy jaay fii kii foirail international bu UMOA tabax xamme ràññee d'accord ni Thillé marché bétail gën a mag ci Sénégal mook dara. ci ñetti fanub yëngu-yëngu yuñ doon def ci bërëb bi ngir xàll seen yoonub soqaliku askan wi bëgg nguur ngi jàppale leen bu baax a baax ngir lépp lu aju ci wàllub investissement ñuy ndikk ci bërëb bi muy ngëneelu askan wi lee RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabisila. Mohamed Nabisila ñeneen ñu bëgg tamit investissement diwaan Ndangalma nekk ca diwaanu Bambey maire ba nag xam le ne am na benn zone industrielle daañu ko fa taxawal su ko defee nag ñii di béykat yi ñu mën a soppi ñi li nga xam te ne moom la ñuy béy te njëriñ lay doon pour dëkk ba. Mor Ngom nekk tam ministre conseiller spécial du président de la République xamle ko ba mu doon jox ay financement jigéen yi nga xam te ne ñoo tuddee seen bopp femme pour l'émergence de Ndangalma ñu déglu ay kàddoom moom Mor Ngom ci micro Babacar Diouf. war nañ cee jël sunu wàll. pour ñu jël ci sunu wàll nag mooy il faut nu defar Ndangalma ay usines yoo xam ne nii bu nu béyatee Ndangalma deetuñu ko jël comme nii ñu koy defee nii tey boo demee fee ci seko bi da nga fay gis ay oto ñuy ñëw di jël gerte gi di dem boo ñëwee fii ci marché bi gis ñuy ñëw di jël dugub ji di dem ak yeneen lii ngeen gis fii mu di ay produits ñu di ko def ak loxo loolu la ñu bëgg ñu dem ba nga xam ne ni ay machine lañ koy defee buñ ca bëggee àgg nag dañu yàlla daf ñu dimbali ñu ànd ak APROSI ñu defal ñu benn zone industrielle bi ànd nañu ak ñoom saytu ba gis fu ñu ko mën a def ba ñu natt nañ ko ba pare ba mu nekk 63 hectares signé nañ convention pour que ñu mën ñoo defal ay béréb yoo xam ne nii ak ay usines yoo xam ne nii daañu dimbali ci lii. loolu nag commencé na liggéey bi commencé na ndax dem nañu ba ñu def plan yi et incha allah ci diir bu gàtt daañu ñëw commencé ñu li nga xam ne nii fa la ñuy doore. bu ko defee ñun tamit ci suñu wàllu coopération décentralisée parce que am nañ ñu lëkkalool ñoo xam ne ñu nekk bitim réew ñu ñëw indil ñu yenn usines yi pour que goneeg Ndangalma goneeg Bambey mën a toog di liggéey fii ci sunu gox yi bañ di dellu Ndakaaru di fa taxawaalu.
yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd seeg Youssouf Bodian Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Diogo di nuyu ñëpp. wàllum karaté leen koy tàmbalee ak championnat d'Afrique yi ñeel nag Afrique sowu jant tey lay jeex. senior yi kon ci wàllum individuel ñoo ci nekk jamono ji foofu ca Bamako ca Mali ñuy wut kon yeneen médaille ngir Sénégal démb nag daanaka Sénégal taxawaayam am na solo lool foofu le ca Bamako ci wàllum cadet yi ak junior yi. fukki médaille ak ñett ci wàllum or ñaari médaille d'argent ak ñeenti bronze de Sénégal am ci fukki combattant ak juróom-ñett yoo xamante ne kon sunu réew daal dina leen présenté ci bëccëg bu njëkk bi maanaam kon combattant bu nekk ci ñoom am nga mu néew benn médaille ci wàllum comité ak kata Sénégal kon ci wàllu woowule kon am na ay médailles yoo xamante ni dina jéemaat amaat yeneen tey ci dimanche bi jàppale ni démb équipe nationale bu jigéen ñi am na médaille d'or ñoom nag ñu ci bokk mooy Aïssatou Simal Fatou Bintou Zahra Koulibaly ak Mame Diarra Ndour équipe góor ñi ci senior yi ba tey ñoom médaille de bronze la ñu am kon yeneen xibaar jóge ci Bamako su xibaar yi ñëw incha allah lay doon. incha allah wax léegi wàllum football ak juróomeelu bëccëg bu championnat bu Ligue 1 tey ci ngoon lay jeex. ca stade Alassane Djigo AS Pikine mooy dalal Génération Foot 17h Génération Foot moo yor raaya bi waaye dafa tegle ñaari défaite ci terrain am foofu la ca Denis Biram Ndaw Grenaay kon tey dinañ jéem a relancer wu ci kanam équipe Pikine boo xamante ni ci ñeenti bëccëg amul benn défaite Pikine nag moom su fekkee ne am na ndam mooy jël ñaareelu place su championnat bi beneen affiche bi ñuy xaranditee ci ngoon ca Ziguinchor lay xewee Casa Sport mi nga xamante ne kon amoon na ñaareelu defetam ci journée bee passé diggam ak Jaraaf mooy dalal Mbour Petite Côte mi nga xamante ni moom it mu ngi ut ba léegi ndam bu njëkk ci saison bi Mbour waaye ñetti match nul la ñu am ak benn défaite match bi kon 16h30 lay doon stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor démb Teungueth FC gën a dëgëral taxawaayam ci bopp classement bi ginnaaw bi mu daanee AS Douanes benn bal ci dara kii di Baye Djibi Diop moo dugal but bi ci penalty Rufisquois yi nag ñooy benn équipe boo xamante ni ginnaaw juróomi bëccëg amul benn défaite daal di dóor Douanes doon kon défaitam bu njëkk ci saison bi ci championnat. Jaraaf moom enchaîné ak ñaareelu victoire am kon démb daan US Gorée benn bal ci dara Cheikh Oumar Koné di défenseur am moo dugal but bi tax kon ñu daan clubam ba woon di US Gorée nekk ci ay jafe-jafe nekk kon ci place bu mujj ci classement bi. jongante diggante ñaari académie yi Dakar Sacré-Cœur ak Jambaar Dakar Sacré-Cœur moo ci mujjee am ndam ñaari bal ci benn Pape Diam ak Idrissa Camara ñoo dugal but DC yi ñii di waa Stade de Mbour seen ndam bu njëkk lañ am ci saison bi ci wàllum championnat ginnaaw bu ñu daanee démb Njàmbur bu Louga ñaari bal ci dara Baba Diop ak Moussa Ndiaye ñoo dugal biu Mbourwaay yi SNEPS bu Thiès def match nul ak NGB ku nekk benn bi nga dugal sa morom promu bii di SNEPS maanaam ren la ñu yéeg ci première division bi ñoom nag ñoo njëkk a dugal ci penalty yi Souleymane Bass moo dugal 55e minute ñu dem ba ci arrêt de jeu yaakaar na am nañu seen ndam bu njëkk waaye ci la NGB égalisé 92e minute Aliou Badara Ndiaye moo égalisé kon pour NGB bi boobu kon bi ñu jël ci minute yu mujj yi day wane rek ñàkk expérience joueur SNEPS bu Thiès ki wax li ni mel di seen entraîneur Gawsou Dramé. am nañ trop lu ñu naqari tey ci match bi ndax bàyyi nañu ay poñ parce que ku seetaan match bi xam ni ñaari tali mi tey suñ ko dóoroon 4 sax kenn du wax mais xale la ñu yor bon buy neex rek dañuy continuer di ci boole yu ci bokkul te compétition bi ñu nekk da ngay def rek li nga war a def amul luñ ciy dolli leneen malheureusement ñoom xamaguñ ko loolu la ñu nekk di liggéey ak ñoom parce que boo seetee ñun am nañu ay match yu bari yoo xam ni dañoo bàyyi suñuy point depuis contre Jaraaf match bu ñu football rek dañoo bàyyi suñu ay point bon loolu nag njàngat la dañuy jàng ay gan lañu fi ay xale lañu yor tam bon yàlla baax na comme ñi ngi football di yéeg ñi nga xam ni yàgg nañ fi mënuluñ ñu dara du ci taxawaay du ci football dañuy sant yàlla rek gën a continuer di liggéey tey def ci seen bopp ni am na lu bari loo xam ni ci compétition dañ ko war a bàyyi bis bu ñu ko bàyyee rek dinañu gis équipe bu SNEPS quand même waaw mooy erreur yi ñu def ak ñàkk dugal xam nga boo man bu ma la rawee bëgg a dugal yi di puusaat yow dootoo ma may la ma mayoon ba ma jiitu la loolu nag la ñu xamagul mais mooy gain de temps bi am ci football mais incha allah rabbi dinañ continuer di ko liggéey parce que ay xale lañu ñii am na ci ay cadet am na ay junior ba incha allah defe naa ni suñu demee ba comprendre rek dinañ gis équipe bu SNEPS bu saf-saf. bu saf-saf kon SNEPS ba tey muy ut ndamam bu njëkk ci Ligue 1 boobule wàllum Ligue 2 bi mu jógee kon ñoom seen 5e journée tamit door nañ ko démb foofu ca Thiès am ci FC Uzo 0-0.
te ci ngoon lañ koy yeggali stade Ibrahima Boy bu Njaareem ca Guédiawaye GFC Pro mooy dalal Africa Promo Foot 16h30 waxtu woowu Port dalal Jamono Fatick ca stade Ngalandou Diouf bu 16h30 jotee Sonacos Demba Diop FC ca stade Lamine Gueye bu Kaolack J Fatick Thiès FC stade Massène Sène lay doon El Hadj Diogu ñu dem ca waaw ñu des ci Afrique ak lii di kon Ligue des champions bu Afrique 4e journée phase de groupe yi ñu ko doon amal démb ci samedi bi jàppale ni ci groupe A bi ñi di waa tout puissant Mazembe bu Congo ñoo daan kon 1er d'agosto bu Angola ñaari bal ci benn ba tax na léegi ñoom qualifié nañu ci quart de finale yi ca Caire Zamalek mi nga xamante ni moo éliminé woon Génération Foot ñoom gën nañoo jege qualification bi ginnaaw bi ñu daanee Zesco United ñaari bal ci dara groupe B bi Étoile du Sahel moom it ginnaaw défaite bi mu amoon daan ñi di waa Soudan di Al Hilal ñaari bal ci benn Al Ahli bu Caire def match nul digganteem ak Platinum bu Afrique du Sud ku nekk benn but nga dugal sa morom Espérance Tunis mi nga xamante ne mooy champion en titre moom dafa daan AS Vita Club bu Kinshasa ñaari bal ci dara match boobu kon ajjuma la woon El Hadj Diogu ci léegi ñu génn Afrique léegi jël avion dem ca Tugal tàmbali ko ak championnat Angleterre te li ñuy wéyal ñaar fukk ak ñaareelu journée bu Premier League. ci kanam tuuti bu 14h jotee Ismaïla Sarr ak Watford ñoom ñooy fekki waa Bournemouth 16h30 Aston Villa Manchester City mi nga xamante ni mooy 3e ci classement bi démb nag Liverpool defaat jaloore daan Tottenham benn bal ci dara Firmino di doomu Brésil moo dugal benn but Liverpool ci match boobule Sadio Mané titulaire la woon loolu sax dañ ko remplacer laata match bi jeex match boo xamante ne bëriwoon na xadar trop bi mooy fukkeelu victoire ak ñaar bu tegaloo ci championnat kon pour Liverpool am 61 points juróom benn fukki poñ ak benn ci ñaari fukki match ak benn 21 match loolu nag soo ko déggee nag record la ci juróomi championnat yu gën a mag ca ca Europe kenn mësul def li ni mel am ñaari fukki match ak benn am lu toll nii ci poñ kon Liverpool benn record bu mu daan na kon mun na am mu daanati record ndax ñoom dañuy ut mooy fexe ba def li nga xamante ni Arsenal def na ko il y a 15 ans jouer première journée ba 38e journée kenn daanu leen mooy les invincibles li ngay dégg kon di jamono ñoom Vieira ak ñi ni mel jàppale ni kon Liverpool am na match retard bu ñu war a amal digganteem ak West Ham le 29 janvier waaye laata loolu moom jamono yi moo rawee ki topp ci moom di Leicester 16 points fukki poñ ak juróom benn ndax Leicester démb ñàkk na ñi di waa Arsenal def match nul ak Crystal Palace 1-1 ñi di Manchester United ñoom am nañu ndam tamit ñeenti bal ci dara ñu dem ca fële France ak lii di match bi gën a fës tey ci 20e journée bi diggante Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye ak Keita Baldé Diao ak Monaco ñoom kan ñoo leen di dalal bu 20h jotee ci Ndakaaru ca Italie ñoom it dina am ay match yu fa xew tey ak Juventus mi nga xamante ni moo jiitu di fekki AS Roma ne 4e match boobu njogu 19h45 lay doon. dellu si fii ci réew mi wax lu soxal wàllum rugby tey nag la ñuy amal final championnat ñi nga xamante ne amaguñu ñaar fukki at. village pilote bi nga xamante ni moo nekk Déni Biram Ndaw dañu xamee leen ni les dragons lañ leen di woowee ñoom kon jéem a am seen trophée bu njëkk ci final bu njëkk bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci catégorie bi ñu dinañ daje ak maison du rugby moo yor raaya bi di équipe boo xamante ni dragon yi jot nañ leen door ci saison bi ba pare seen responsable sportif di Cheikh Diallo moom la ñuy déglu. fu mu ne nii booy ñoom voilà ils sont confiants parce que fu mu ne nii moom am nañ si yaakaar bu baax a baax parce que daje nañu ñaari yoon si saison bi nu gagné leen donc bii tamit nu war a dajeek ñoom final donc du yomb xam nañ ko sax du yomb parce que ku xam Yoff école de rugby fa li fa nekk tamit dañoo baax fu mu ne nii sax ñoom noo yore trophée bi sax ñun suñu bëbët moom mooy pour dem jëlee tey trophée bi yóbbu ko tey Déni Biram Ndaw ci centre boobu village pilote dañuy yëngu si social si xale yi am jafe-jafe nekk si mbedd bi ak yooyu da leen di génnee si mbedd bi yóbbu leen foofu pour stabiliser leen après jàngal leen métier utal leen liggéey yóbbu leen dañu defaale insertion sur le sport xale yi dañ di jàngal foofu rugby donc tey ñoom noo war a finalu ak waa Yoff maison du rugby bu Yoff c'est la première fois nag ñu qualifié final. maison du rugby boobule kon moo yor raaya bi moom kon waajal na bu baax a baax matcham bi ngir jéem a conserver ñoom Déni Biram Ndaw lañ nekk duñu waa Géejawaay duñu waa Géejawaay loo ji wute nañ waa Géejawaay la kon ñoom Omar Mbow kon jàppale ni kon dinañ jéem a def lépp ñoom maison du rugby ngir conserver seen titre seen entraîneur di Ousmane Lay moo wax li ni mel. final moom taxawaay bi ñu si war a am rek mooy def nañ si lépp taxawaay bi ñu si waroon def yëpp def nañ ko lépp lu si war def nañ ko déjà comme démb rek regroupement lañ fanaan ñoo ngi nii
di doo pare regroupement di waaj pour dem stade préparé wu nañ bu baax comme lim ñu gagné woon la fois passée dañoo gagné woon ci montée défensive boo xoolee semaine bi yëpp li ñuy entraîné ci loolu la ñuy entraîné montée défensive rapide ñoom xam nañ seen i jour parce que ñooy nekk ak ñoom sélection ñooy defandoo ñoom sélection il suffit que nga tëj numéro 12 bi ak 15 bi rek seen jeu dañuy réer kon pour man jeu bi jeex na si ñun ba pare incha allah bu fekkee yàlla mooy may dañuy ñaan yàlla mu may ñu dem waaye pour man jeu bi jeex na ba pare. kon final championnat rugby à 15 moins de 20 ans yi tey ci ngoon la 16h30 terrain Bel Air maison du rugby ak dragon yi ñooy daje kon ñu wax na ko ñi dragon Denis Biram Ndaw ci final bu ndaw bi 3e place bi dina dox diggante Kirène ak Guep yu Somone match boobu 14h30 lay doon jóg. jaajëf Youssouf mu nekkoon xibaar tàggat yaram yi nekkoon tam fi ni yam ak yéen ci xibaar yi ne suñu def ak pàttali ci li ci gënoon a fës.